internautes de la chaîne Littoral TV, Littoral Info. Bonsoir, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue dans un autre numéro de l'entretien ak mbokk yi ñu yeesal nuyoo bi rafetlu korité bi ak ñun saa su nekk tey nag l'entretien ak dañoo seet ci beneen daanaan ci Rufisque mu di un acteur politique ñu gën koo xamee nag ci turu Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye il était candidat lors des élections locales de janvier 2022 dans la commune de Rufisque Nord. Bonsoir, monsieur Ousmane Ndiaye. Bonsoir madame. ñu bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ak ñëpp di leen wax ne mas seen coono parce que xam nañ ne temps yi sonn ngeen ndax campagne électorale bi mais nag lépp loo leen ci def rek jar na ko parce que seen dëkk ngeen koy liggéeyal kon daal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal fii ci sama kër. Voilà, amis internautes, nous sommes avec Ousmane Ndiaye. Il était candidat lors des locales de la coalition And Defar Tëngéej tey Papa Ousmane tey lan mooy avenir coalition And Defar Tëngéej ginnaaw élection locale janvier 2022 yi ñu jógee. waaw And Defar Tëngéej man maa ko créé bon bi ma koy créé lu ma gëm la woon ba tey si laa nekkoon parce que dama gëm ne Rufisque kenn duñu ko defaral ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp. te il faut ñu am taxawaay pour que li ñu bëgg fii ci dëkk bi mu war fi mën a nekk mais bu fekkee ne ñëpp dañu toog seen kër je crois que ne Tëngéej dina dugg ci loo xam ne bu ëllëgee ñun ñëpp dañ ci am responsabilité. loolu moo tax bi ma gisee loolu ma créé benn mouvement bi c'était tout juste pour élection locale yi ñu mën ci dem ñu mën ci participer bon yàlla def it ñu participer ci bi ñu ci participer li ci xew yëpp après mën nañ ko expliquer. mais daal mouvement bi li ko tax a jóg mooy pour ñu taxaw pour ñu défendre les intérêts de Rufisque ñu fexe ba Rufisque am un changement waaw. ginnaaw coalition boobu And Defar Tëngéej ginnaaw élection locale yi ñu jógee ci la daal di tas. lan moo tas. coalition And Defar Tëngéej. non coalition And Defar Tëngéej tasul ànd liggéey bi ñu demee ba war a dem élection dama jël And Defar Tëngéej ñu boole man ak Albendooy ak Maître Bamar Faye ñu dem ànd liggéey ci dëgg. ànd liggéey ci dëgg mais ànd liggéey ci dëgg tasul parce que mënoon nañ demaat élection ñu coalisé waat que mën nañ dem élection kenn ku ne dem ak sa bopp mais li wóor ba wóor mooy And Defar Tëngéej mu ngi fi mooy bi nga xam ne vraiment sama mouvement la mais ànd liggéey ci dëgg tam mu ngi fi waaw. tey nag ñu jëm ci ay élections législatives ñu nar a fal ay député ci liste nationale waaye itam liste départementale ñu gis ne nag Ousmane Ndiaye dafa porter soutien am à la coalition Benno Bokk Yaakaar tey ana lan moo waral loolu. non xam nga man bi may dem élection locale sax man Benno Bokk Yaakaar laa bokkoon. bi may dem élection locale Benno Bokk Yaakaar laa bokkoon mais xëy na dafa am lu tax ma génn parce que dama jàppoon ne choix bi ñu def du choix bi gën. te bu ñu ci demee dañ ñuy gagné te waxoon naa ko ma ne noonu nañ toog ñu waxtaan ñu seet du woon man maay jiite du dama proposé woon keneen mu jiite mais dama jàpp ne ñi fi nekkoon dañu waroon reculer mais ñu ñëw soit que muy man wala muy keneen koo xam ne xëy na peut-être mosuñu la woon dénk pour que au moins boo ñëwee ñu am benn chance yàlla def nag gars yi reconduire ñi fi nekkoon ñu dem ak suñu bopp. waaw kon mu mel ni rek ci élection locale yi ñu jógee ginnaaw investi yi nga xamante ne coalition Benno Bokk Yaakaar def na ko am na nag ay frustration yu si jotoon a jóg loolee sax dafa mel ni waraloon tax membre coalition Benno Bokk Yaakaar yu bëri ci département bu Rufisque mel ni dañoo nattoon seen bopp waral ñu demaloon seen bopp ci élection locale yi. waaw xam nga Benno Bokk Yaakaar ñun xam nañ ne bu ñu booloo woon suñu booloo woon wax dëgg yàlla ñooy gañe mais nag dañ tasaaroo woon. parce que tasaaroo bi li nga indi mooy kenn ku ne da nga jàpp ne yow la nga jàpp ne boo demee war nga mën a gañe ba tax kenn ku ne dem ak sa bopp mais après local yi xam nañ ne ñu booloo mooy suñu avantage yàlla def na it def nañ ko waxtaan nañ jubóo nañ booloo nañ waaw. ñu gis ne ci local yi ñu génn Benno Bokk Yaakaar presque dafa am défaite ci département bu Rufisque loolee nag dafa mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar ay leaderam jël nañ ci jàngat bu baax ba tax na nag ci élection législative yi ñu daal di am beneen démarche mu di démarche collaborative bi nga xamante ne moom ngay wax booloo bi ci am waaye tey jii ci département bu Rufisque est-ce que jàpp nga ne ñëpp booloo nañ ak ba ñëwaat na ñëpp ñëwaat ci coalition Benno Bokk Yaakaar est-ce que jàpp nga ne espoir bi des na fi ba tey ci département bi. waaw pour le moment li ma gis mooy ñun ñëpp booloo nañ wax dëgg yàlla am nañ un coordonnateur départemental muy Omar Gueye
bon yàlla def na it njañ nañ jiital ci département bi mook jaari jën mais Seydou Diouf mu ngi ci liste nationale bi ak Souleymane Ndoye te Seydou ak Souleymane yëpp position yi nekk ay position la yoo xam ne vraiment bu ñu yàlla jàppalee mun nañ jàll. kon donc suñu problème mooy fexe ba gagner le département bi nag ni ñu koy gagner mooy dafa am benn système bu ñu teg président am na un coordonnateur muy François au nord mais teewul François li muy nekk yëpp coordonnateur dañu tas centre yi dañu jël 7 centre bu ne ñoo am ku ñu ko dénk koo xam ne am nañ yaakaar ne centre boobu mën nga ko gagner comme boo ñëwee centre Fass man maay coordonnateur bi mën nañ ko dénk léegi man maa war a fexe gagner Dar Salaam gagner Aynoumane gagner Fass gagner Samsu Mbub gagner Jàkkaarloo gagner Fass Noflaay pour que ñooñu ñooy voté ci centre Fass pour que bu ma gagner centre Fass supposons ñu ñëw Dangu maam ñaaw moom nañ dénk centre Dangu maam ñaaw ci suñu mouvement la nekkoon ànd defar Tëngéej du dëgg tey moom nañ def le coordonnateur bu centre Ousmane Mbengue foofu it ñu ngi am yaakaar pour mën fa gagner parce que li tax ñu am yaakaar foofu mooy waa Benno Bokk Yaakaar yëpp dañu nekk benn te actuellement élection yi ñu passé nii 15 bureaux de vote la Seydou Diouf moo gagné 8 yi ma gagné woon 7 yi actuellement man ak Seydou ñoo ànd man ak képp koo xam ne Benno Bokk Yaakaar nga bokk ñoo ànd am nañ yaakaar ne suñu force yooyu suñ ko boolee dinañ mën a gagné centre la yooyu bon boo ñëwee fu mel ni Bassirou Fall dañ ko jël dañ ko yónni jàmm parce que am na lu mu fa amoon te zone boobu la dëkk ñu am yaakaar ne yónni boo àndee ak waa Benno Bokk Yaakaar war na mën a gagné foofu. tey ñu nekk ci campagne électorale itam tey lan mooy sa programme ci zone bi nga xamante ne moom nga war a defar nga nekk coordonnateur bi fii ci Fass ak Darou Salam. waaw li ma jëkk a def d'abord mooy dama xam ne fi ñu ma dénk fu ne déjà am na mosquée ma dem seeti les imams yëpp waxtaan ak ñoom tàllal leen suñuy loxo pour ñu ñaanal ñu bi ñu paree on a vu que ne am na ñu fi nekkoon ñu àndoon ak ñoom ci élection yi ku mel ni Feu Badara Mamaya Sène ku mel ni Birane Seck ku mel ni Mbaye Seck ma def délégation dem seeti leen feddali suñuy kóllëre ak seen njaboot wax leen pour ñu dugal seen loxo ci mbir mi ba ñu nangul ñu ko bon kër Mbaye Seck bi ñu fa demee yàlla def na gisante nañu ak ñoom waxtaan nañ mais dañu fekk njabootam am fu ñu dem ne foofu nañ bokk ba tax na waxtaan nañ daal suñu gën a rafete parce que ay dëkkandoo nañ mais fekk nañ leen ñu joxe seen kàddu ñoom ba pare mais à part loolu dañ jàpp ne am na ay ASC yoo xam ne ñu ngi ci suñu centre ñun GAD fa la nekk Aynoumane seen ASC fa la nekk déggu bon Jàkkaarloo fa la nekk plus ASC Fass Guy Salane ñu jël ASC yooyu fexe ba rencontrer leen les présidents waxtaan ak ñoom bon li ci des it mooy dañu jël chaque quartier ñu utal ko benn comité boo xam ne ña dëkk ca quartier ba dañuy dugg ci quartier bi seet nit ñi wax ak ñoom porte à porte ci kaw loolu man damay ñëw rek di leen soutenir tey damay dem Fass suba ma dem Dar Salaam ginnaaw suba ma dem Dangu ginnaaw suba ma dem fële parce que ni may soutenir sama centre noonu laay soutenir centre bu Ousmane Mbengue parce que Dangu ku ne xam ne ne fa laa dëkk te am na ay nit ñoo xam ne ñu nga fa te mën nañu àndal kon il faut que tam ma dugal fa sama loxo il faut que ma dugal sama loxo tam si sa njaboot il faut que ma dugal sama loxo fépp foo xam ne samay nit ñu nga fa pour ñu ànd ci Benno Bokk Yaakaar pour que ñu mën a am ndam si élection yi ñu jëm. et justement ci élection législative nga ñu daal di dëkk mag ñu gis ne nag Papa Ousmane tey élection législative ñu jógee ci 13e législature ñu war a fal ay députés des députés du peuple est-ce que tey jàpp nga ne coalition Benno Bokk Yaakaar ñamu nar a tabb mën nañu nekk ay député du peuple parce que tamit ci 13e législature bi ba nekk ci sa cëppaandaw ga bu ñu laajee askan wi ñoom dañoo mel ni rek sentiruñu liggéeyub député yi ci réew mi tey est-ce que jàpp nga ne coalition Benno Bokk Yaakaar dina relever défi boobu encore bien vrai sax moo nekkoon majoritaire ci 13e législature bi ñu jógee. waaw mais assemblée bi moom ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët te képp kuy wax da ngay wax te yàlla tax dama jàpp ne ñoom dañ fi nekk pour peuple bi. population yi ñoo leen fa yóbbu lépp loo xam ne intérêt dëkk bi la dañu war a def lu tout pour que loolu mën a nekk lépp loo xam ne du njariñu askan bi ñu war ko mën a xeex pour que loolu mën fi jóge ma jàpp ne
xëy na dina am ay changement mais changement yi du bari parce que boo xoolee au niveau de Rufisque bon Ndiagne était député Souleymane député la woon Seydou député la woon kenn moo ci changé muy Diarra Diène rek moo ci changé du dëgg moo ci mosul nekk député kon presque bari na gox yoo xam ne ña fa nekkoon ñoo fay delluwaat am na yana am bagaay mais ma jàpp ne actuellement léegi réew mi ni muy doxee gars yi am nañ njàngat ne affaire yi war na changé parce que loolu ñëpp dañ ci teg seen bët muy man muy keneen muy yéen muy ñëpp ku ne xam na ne léegi la woon mënatul nekk lii nekk léegi mooy ñu fexe ba taxawal askan wi fañ leen teg bañ xool ay parti boo xësee ba nekk député de je crois que ne problème parti war na jeex ay Benno Bokk Yaakaar yooyu dafa war a jeex intérêt Sénégal moo war a taxaw man loolu laa gëm lépp loo xam ne intérêt réew mi la intérêt askan bi la nga def le tout pour que loolu ñu saxal ko lépp loo xam ne amalul njariñ askan bi ñu def le tout pour jëlee ko fa man loolu laa gëm. waaw wax nga ko léegi ci say biir wax Seydou Diouf Ndiagne Diop Souleymane Ndoye ñoomee ñëpp jaar na nekkoon nañ ay député tey ñu tabaat leen waaye est-ce que tey bi ñu leen tabaatee ñu nar a nekkaat ay député ci seen ab ndigal itam seen ab souhait est-ce que itam loolee nekk na li gënal département bu Rufisque bu ñu gisee ne jafe-jafe yi des na fi ba tey. waaw Tëngéej moom ko waxal yàlla xam ne am na jafe-jafe jafe-jafe yooyu moo ma tax a jóg moo tax keneen jóg même yéen liggéey bi ngeen di def nii jafe-jafe yi Tëngéej moo tax ngeen koy def pour que nit ñi wax jafe-jafe Tëngéej pour ñu am ci saafara loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci mais dama jàpp ne Seydou taxawaayam assemblée nationale ñëpp gis nañ ko dama jàpp ne Ndiagne taxawaayam ñëpp gis nañ ko dama jàpp ne Souleymane taxawaayam ñëpp gis nañ ko li am solo mooy ñu yokk ko te fexe bu fekkee ne yàlla def na ñu gagné ba ñu nekk ay député ñu fexe wax ci département de Rufisque président recevoir na waa département de Rufisque bi mu leen recevoir waa département de Rufisque wax nañ président de la république leen naqari yëpp maa nga foon wax nañ ko li leen naqari kenn waxu fa pour sa bopp dañu wax pour Tëngéej wax nañ ko Tëngéej situation yi ñuy dund wax nañ ko chantier yi fi nekk te ñu waroon ko yeggali te yeggaliwuñu ko wax nañ ko li nga xam ne dañ ko war a defar te defaraguñ ko wax nañ ko même problème mu pôle de Diamniadio bi pour que montrer ko ne ko actuellement Rufisque moo gën a jege Diamniadio kon tey même les ouvriers yi nga xam ne ñooy liggéey foofu chantier yooyu dañu war a doon ay waa Tëngéej automatiquement président nee na jox naa leen 300 emplois si saa si bari na lu ñu dig bari na lu mu wax nee na chantier yi dinañ yebal gars yi ñu xool fan la toll lan moo ko tax a taxaw ñu def le tout pour que chantier yooyu mën a yegg wax na ci DER bi nee na dina def le tout pour financement DER bi ñu xool am na lu dugg Tëngéej ay milliards mais ñu xool nañ nañ ko fa dugalee ak nan nañ ko utiliser ak ñan nañ ko jox yooyu yëpp wax na ci kon ñun défendre l'intérêt de Rufisque moo ñu tax a jóg département bi nag bi ñu demee kenn waxul pour fii mais dañuy wax pour l'ensemble lépp loo xam ne dafa war ci département de Rufisque pour président am ci taxawaay pour que département de Rufisque am un changement. Défendre l'intérêt du département de Rufisque certes waaye itam est-ce que coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi nekkul ay défi ci département bu Rufisque parce que ñu tabboon tabaat na leen est-ce que du ñoom instant bi dañoo war a def seen képp lay kattan ba satisfaire la population du département de Rufisque. waaw xam nga satisfaction sax am na côté yu mu am na ñoo xam ne vraiment boo fa demee di nga xam ne y a un changement dans le département de Rufisque xëy na du fépp mais ñun waa Tëngéej ñun ñi dëkk Rufisque ville xam nañ ne bari na lu des bari na lu ñu fi war a def te ñun loolu la ñuy xeex pour ñu def ko fa déjà ñun suñu commune bii rek ñun nord ñoo gën a dee ñun waa nord ñooy commune bi nga xam ne moo gën a yées ci département de Rufisque parce que mooy commune boo xam ne amul benn chantier bu nekk en cours mooy commune boo xam ne gisuma ci assainissement mooy commune boo xam ne gisuma ci voirie yi mooy commune boo xam ne amul route mais loolu ñun ñëpp teg nañ suñu bët ki may woo léegi di waxtaan ak moom mu war a ñëw suma kër mu ngi naan ma ndax mën naa yegg ci foofu te benn taw la taw man wóor na ma ne bu tawee tawaat ñu am de sérieux problème kon donc ñun actuellement xaaruñu maire yi fi nekk parce que xam nañ ne bu ñu leen xaaree fi ñu jëm duñ fa mun a yegg li ñu bëgg mooy boole suñuy force fexe ba bu ñu gañee élection yii ñu jàkkaarloog le président de la République pour que au moins Rufisque am un changement. Défendre l'intérêt du département de Rufisque certes waaye itam Ousmane Ndiaye tey bu ñu gisee ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu am démarche collaborative ba tey ci département bu Rufisque tey an bon programme ngeen teg ci wàllum sanitaire parce que département de Rufisque manqué na le plateau médical boo xamante ne c'est assez relevé.
waaw mais actuellement bon xam nga Youssou Mbargane boo fa demee temps yi yaa ngi gis ne ñu ngi koy aménagé waat ñu ngi fay construire sax ay laboratoire di fa construire ay salles yoo xam ne pour mën fa hospitaliser nit ñi ñu ngi defaraat même urgence bi dafa nekk en réfection kon donc ñu ngi defar dañu bëgg nag loolu ñuy defar ñu yokk ko ba nga xam ne vraiment parce que boo xoolee Rufisque presque quartier yu bëri am na ay poste de santé yooyu ñu fexe ba dooleel leen am na solo parce que tey poste de santé bu Fass amul woon maternité est-ce que tu sais que ne poste de santé boobu man maa toog ak président bu fa nekkoon ma ne ko nañu fexe ba créer fi poste de santé salle d'accouchement ñu démarrer ak suñuy propre moyen ba temps yi def nañ immigration bi pour salle bi commencer fonctionner. Et pour rappel aussi, Ndiène Diop, le maire de Bambilor, a une fois fait un plaidoyer pour le relèvement de l'hôpital Youssou Mbargane à l'Assemblée nationale. Voilà mu nga kon donc tey ñun dañu jàpp ne am na lu président def lu bëree bëri si dëkk bi def na lu bëri ñun ñëpp. waaye des na ci département bu Rufisque tey xar kanamam doy na waar torop Ousmane Ndiaye. waaw non xar kanamam doy na waar moo tax ñun ñuy reyante pour que ñun ñi bu ñu duggee ci politique bi c'est tout juste pour que ñu am lu ñu apporter li ñu apporter mooy wax li baaxul pour ñu fexe mu baax wax li nga xam ne def nañ ko te ñu war ko dolli ñu dolli ko ñun loolu moo ñu ci dugal parce que fi mu nekk nii y a des écoles yoo xam ne war nañ ko defaraat y a des postes de santé yoo xam ne war nañ ko réfectionné waat yooyu yëpp gis nañ ko mais boo fa nekkul doo ko mun a régler léegi nag ñun dañ bëgg a nekk fa boole suñuy force fexe ba tëngee ci am un changement mais loolu rek moo ñu si mën a génne. di fii parce que coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ëpp foofee ca pencum ndaw it département bu Rufisque itam bëri nañu fa ngeen ko toogal tey xar kanamam nag changé gul ba tey ñu jàpp ne nag ci élection législative yi wéeten si ki nga xamante ne rek mooy remporté ndam bi fii ci département bu Rufisque am nañ yaakaar ne bu ñëwee département bu Rufisque dina am ay coppite yu bëri waaye wàllum assainissement la ñu desandi tey en tant que leader politique lan nga gis ci assainissement bu Rufisque. xam nga maa ngi lay wax léegi ne la boo xoolee Rufisque Nord assainissement boo fi gis duñ ko tuddee sax assainissement parce que ña dëkk si gox ba ñooy jéem a créer ne dañuy créer assainissement te yi ñuy liggéey sax ñun xam nañ ne du liggéey bu tax ñuy wax mais sonn moo leen pousse pour ñuy def loolu mais ñun dañ jàpp ne Rufisque dañu war a def assainissement ñun dañ jàpp loolu surtout nord daf ko soxla parce que nord ñu ëpp problème boo demee Rufisque Est côté kër yi suuf kër yi kaw amuñu problème boobu du dëgg boo demee ay côté cité imprimerie yi gars yi def nañ fa assainissement mais boo xoolee fii ëpp problème mooy Rufisque Nord man gisaguma ci assainissement te loolu war naa am un changement. boo demee des voiries créées. C'est juste des voiries créées. oui boo demee cité Gabon bon defal nañ leen assainissement. même léegi côté Jokkul sax gis nga waa Jokkul dem nañ ba jógal seen bopp ne bëgg duñu gis benn rue boo xam ne duñ ko pavé te ñoom ñoo ko def ak seen propre moyen kon donc tey population yi dama jàpp ne ñun dañu war a taxaw surtout ñun Rufisque Nord ñun dañu war a boole suñuy force fexe ba après les élections ñu jàmmaarloo ak l'État jàmmaarloo ak Macky Sall pour wax ne que dimbali ñu si Tëngéej bii pour mu am un changement. ñu gis na itam ci diwaan bu Rufisque tey ci local yi ñu jógee coalition benn Yewwi Askan Wi autant pour moi moo fi remporté élection locale yi ci scrutin boobee tey nag ñu dem ci législative tey Ousmane Ndiaye est-ce que jàpp nga ne législative locale ak législative il y a moins d'un an est-ce que jàpp nga ne population bu Rufisque dinañ sànni seen ay xob coalition Benno Bokk Yaakaar. xam nga coalition Benno Bokk Yaakaar man dama jàpp ne mooy gagné incha allah largement xam nga lu tax ma wax la ko parce que li nga Yewwi li ñu am mooy li ñu am ñoom mais ñun dañ jëloon li ñu am ñu tasaare ko parce que dama lay wax rek benn exemple man li ma am man rek maa àndoon j'étais seul mais j'ai 2353 voix 2353 voix Yewwi bi jël bi remporté élection yi ci suñu commune nord ñaata la am 3600 man li ma am bu yónni indi woon li mu am rek ñu gañ bu bul xeer indi woon li mu am jox ma ko ma gañ bu Seydou Diouf indi woon li mu am xoolal dañuy dem ay 6000 et quelques voix parce que Seydou am na 2000 et quelques ma am 2000 et quelques parce que centre Ousmane Mbengue moo wax la benn affaire
centre Ousmane Mbengue 15 bureaux de vote moo fa nekk 14 la woon élection yi nañ ko yokk mu nekk 15 man maa remporté 7 yi Seydou remporté 8 yi te Seydou fi mu nekk premier yëpp man maay deuxième man fi ma nekk premier yëpp Seydou mooy deuxième diggante boobu mais ñooñu suñuy nit nañ ñooñu suñuy nit nañ te ils ont vu que ne élection locale yeeg tey ah ñun am na lu bari lu ñu def fii si dëkk bi. kon daal da nga jàpp ne faxasal la woon. non xam nga ñun ñoo pëccëxoo nañ waxante dëgg ñun ñoo pëccëxoo man tey bu ma àndoon ak Seydou mais nan la ñuy gagné man ñi ma votal dañ may votal ah Seydou ñi ko votal dañ koy votal tey bu Seydou nekkoon ville man ma ànd ak moom ñu bokk benn liste ma nekk nord ah mais ay nitam yi ko votal ba mu am 2000 et quelques voix au nord mais ñooñu dañ may votal kon damay dem ay 6000 fois mais loolu moo am même bul xeer bii li mu am bu ma ko joxoon man ma raw gaay yónni ci am li mu am bu ma ko joxoon ma raw gaay. Monsieur Ndiaye tey en tant que leader politique nan nga gisee déroulement campagne électorale bi ci diwaan national. waaw diwaan national bi moom j'ai vu que ne am na côté yu am ay problème am na ay côté yoo xam ne am na ay violence ak affaire yooyu mais ñun moom wax dëgg yàlla au niveau du département de Rufisque dégguma ko ñu ngi siy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mu jeexee noonu xam nga boo seetloo local yi passé même à Rufisque violence amu fi presque campagne nañ candidats yi bëri woon na trop non rek y avait plus de 11 candidats mais ñëpp def nañ seen campagne si jàmm ak salaam te benn violence amul dama jàpp ne actuellement du ay violence nañu war a woo nit ñi sax dañ talul loolu li ñu leen war a woo mooy wax leen lu dugg seeni bopp bañ mën jël seen carte pour jox la ko loolu moo am solo te am naa yaakaar ne Tëngéej daal au niveau du département tëggaguma xaw ma nag mais li si des ñu ngi ñaan yàlla mu mel ni li passé. ba ñëpp justement en un constat parce que dañoo gis ne ay violence amoon na ci élection locale yi ñu daal di génn waaye tey élection législative yi Ousmane Ndiaye gis nañ ne jeunes yi nga xamante ne ñoom lañ doon wax ne ñii dañoo inconscient ñii dañoo conscient ku ci nekk am nga parti boo dem wala coalition booy jàppale loolee seetlu nañ ko ci campagne électorale bi. xam nga nit ñi naa la wax benn affaire nga nit ñi fii ni ñuy voté dafa am ay réalité am na koo xam ne toppatoowul Ousmane Ndiaye kan la àndal moom kartam Ousmane Ndiaye la koy jox bu Ousmane Ndiaye ne woon tey bennoo laa suba ma def déclaration ne fële laa ñu topp ma ñooñu su may nit nañ comprendre nga li ma la wax loolu mooy nit bu am base man bi may natt sama bopp si local yi dama doon xam dama doon seet ba xam ndax man am naa base wala awma base dama doon xool ba xam ndax man war naa mën a continuer wala dama war a taxaw am na loo xam ne bu ma daloon si local yi damay bàyyi politique mais dama dem man kese te man presque baatuma campagne si local yi mais ma dem am 2353 voix ma wax la benn affaire man maay seule personne boo xam ne centre bi nga xam ne mooy sama centre muy Fass muy Fass ma gagné 1 ba 12 je suis premier Seydou Dangu dafa gagné lii ma gagné lii. waaye ci élection législative yi fii ci département bu Rufisque mel na ne liste bi xaw naa corsé scrutin bi dina doy waar parce que am na keneen ku ci yokk mu di coalition Aar Sénégal coalition Yewwi Askan Wi gis nañ ne moo gagné local yi tey yéen ngeen nar a concurrence at ci élection législative yi fii ci département bu Rufisque est-ce que tiitaange amu ci itam. mais jàpp nga ni Aar Sénégal ki nga xam ne moo nekk fii dans le département de Rufisque mais du pour la première fois la ñëw compétition compétir na bataille compétir na si ay local mais amul dara non bu ñu nax suñu bopp am na ñoo xam ne élection nga leen di gis si dëkk bi élection ba élection nga leen di gis fii à Rufisque. vous pensez. waaw man dama dëkk dëggee man gis nga dama la benn affaire man li ma am yëpp mu ngi Rufisque amuma kër Ndakaaru gis nga Rufisque Nord bi ngay gis nii 4 famille laa fi am. est-ce que itam du loolee mooy yokk jafe-jafe yi nekk ci diwaanu Rufisque parce que bu nekkee yow élection nga fi ñëw vote jot nit yi am yaakaar ba votel la après élection nga dem nekk ci yeneen i activité lijjanti woo Rufisque ak son département lan moo ko mën a gën a suqali est-ce que itam loolee di yokk jafe-jafe yi. mais man dama ko yàgg kas dama yàgg wax ne waa Tëngéej nañuy votel ñi dëkk Tëngéej nañuy jàppale après les élections bon soo leen ci mais am na ñoo xam ne tey ay leader nañ yu mag. mais tey actuellement am na ñoo xam ne xamuñu ne am na waa Tëngéej yoo xam ne xamuñu ne ñooñu Tëngéej lañ dëkk mais loolu lan moo gën a garaaw ñooñu jiite nañ fi nekk nañ fi réew mi nekk nañ fu ne mais mosuñu gagné mais loolu moo am mosuñu gagné. voilà Ousmane Ndiaye ñu bàyyi nga tàggatoo nag ndax waxtu bi xot nañu dara. waaw li may wax mooy di
di wax ne ñu ngi woo ñëpp pour ñu jàppale Benno Bokk Yaakaar pour que au moins président li muy liggéey nii mu mën ko continuer parce que nag vraiment ñun bëgguñu réew mu am pëccëxoo 2024 nag nañ ñaan yàlla fekki ko loolu 2024 la boo xam ne yeggseewul dañu am lu nekk suñu kanam mooy élection législative ñu fexe mu am politique boo xam ne daf ko def am lu mu fi def ñëpp teg ci seen bët am yoo xam ne dafa nekk en chantier am yoo xam ne fi mu nekk nii actuellement dem na sax ba sori dañu bu ñu sañoon day am majorité à l'Assemblée nationale pour que lii nga xam ne moom lay dérouler mu mën ko yeggal yi ba feeg 2024 bu 2024 nag bu nit ñi gisee ne kii dafa war a dem daf ñuy abal day dem bu ñu gisee ne moom partem wala coalition mën na am candidat boo xam ne dina mën a samp ndëndëm bu boobaa it ku ci mën a ànd da nga ciy ànd ku ci mënul ànd nga seet fa nga mën a ànd nga ànd ci mais li am solo mooy ñun dañu jàpp ne temps yi dëkk bi ni mu mel bu ñu ci dolliwaatee am assemblée boo xam ne vraiment majorité bi day nekk à l'opposition loolu musiba la loolu nañ ko d'accord ñun ñëpp loolu moo tax ñu ngi ñaan nit ñi pour vraiment ñu jàppale ñu ci Benno Bokk Yaakaar pour que élection yi ñu gañe ko te ñun ñi taxaw di leen ñaan vraiment dafa am loo xam ne def nañ ko Tëngéej mooy dañu am benn taxawaay boo xam ne am nañ ko ci dëkk bi loolu wóor nañu parce que duñu nax suñu bopp xam nañ ne am nañ taxawaay bu ñu am taxawaay boobu nag dañuy continuer di ko def waaw bu politique jotee dañ koy def bu politique jotul dañ koy def man amul benn événement benn buy am ma tëj samay bunta wala ma laaxatu wala ma daw lu xew rek damay taxaw jàmmarloo ak nit ñi lépp loo xam ne war naa leen ko mën a jàppale ma jàppale leen ko te yàlla tax defuma ko nag ngir politique dama koy def te yàlla tax léegi nag am naa droit politique jot ma def politique samay nit ma woo leen ku ma ci mën a jàppale nga jàppale ma toppatoo ma nag koo xam ne mën naa la defal sax te bul ànd ak man loolu amul importance li am importance mooy na fekk ñu bokk ay gis-gis waaw te maa ngi ci sant yàlla bu baax parce que li ma jot a gis nii sama xel dal na ci bu baax a baax am naa yaakaar ne daal élection yi yàlla dinañ ci may ndam ñu ngi def nag le tout pour boole suñu force pour mën a gagner. D'accord, Inch'Allah, wait and see le 31 juillet, Inch'Allah, kan mooy gagné ci département bi waaye itam ci niveau national jël raw gàddu gi nag yóbbu ay ndaw fële ca pencum ndaw réew mi ci noonu nag na ngay tàggatoo amis internautes saa su ne ni rek ngay demee en route vers les élections encore dans l'entretien ak jukki nañ l'avenir Rufisque waaye itam jafe-jafe yi si nekk ci noonu nag la ñuy jaar daal di féliciter les jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk autour d'un collectif di daal di def lu ñu mën ngir daal di xeex wàllum assainissement ñu am assainissement bu meilleur fii ci département bu Rufisque waaye itam Rufisque commune amis internautes saa su nekk nii ngay demee dans Littoral Info et TV. Merci à vous et justement avant de quitter mes remerciements à l'équipe de la réalisation. Merci, à très bientôt.